mi ngi doon voilà Aïcha Pa Assane Seck mi daaneel moom la ñuy yëkkatil rek mi ngi fas yéene waxtaanee li nga xamante ni moom moo di immigration positive. Voilà, immigration positive. Alors qu'entendez-vous tous les deux d'ailleurs par immigration positive? waaw xam nga bu ñu waxee immigration positive moom kilifa bii ñu dalal fii Mbaye Gueye Ndiaye illustration la ci pourquoi mu nekk illustration professeur Binta ak madame Touré. ak ñi seetaan ak techniciens yi. pour la bonne et simple raison bu njëkk tubaab italiens yi bokk nañ ci ñi dàq émigré. ñoo fees États-Unis Amérique ak fu ne ñu nga fa. mais dañoo dem tukki ba jëmmi jamono dellu seen dëkk am na ñu taxawee. ñun africain ñu wax ñu dañuy jaar ci géej gi dañuy jaar ci avion yi dañuy dem fu ne am ñun ñuy wuti tubaab yi di ñu jàllax di ñu dàq. am na nag loo xam ni fenn foo xam ni Emmanuel Macron def na ko. daf ko def te loolu bokk na ci ñi nga xam ni dëkk nañu France bu ma juumee mën nañ ma wax bokk na ci li ko peut-être mën a dimbali pour les élections à venir daa jox kayit ñu bare. kayit ñu bëri immigré yi nekk foofu am na ñu bëri ñu mu jox kayit. am na ay possibilités ñoo xam ne ñenn ñi am nañ ko am na ñeneen ñoo xam ne am nañ ci gis-gis ba tax na Zemmour ak Marine Le Pen dañuy am toujours jafe-jafe donc Macron peut bien remplir mais au-delà lu tax ñuy wax immigration positive. mooy que quand des Africains des Sénégalais jóge fii dem ci dëkku nasaraan bëgg leen jàppee naka sudul noonu ñoom ñu am nu mu taxawee. ba sax jiite nasaraan ca biir dëkk ba. ni ko nasaraan defee suñu biir dëkk ça c'est une fierté. Oui, justement. Et cette fierté-là elle est illustrative et de valeur il faut la montrer loolu moo tax ñu dalal fi kii nga xam ne moo la Mbaye Gueye Ndiaye. di ka nga xam ne xam nañu ko di ka nga xam ni tey mën nañ ci wax lenn lu dul Maam Sidi ba dee image boobu nga xam ni am nañ ko ci moom fële ca Italie pare na ñu xool ko rek door a dugg ci waxtaan bi. Ciao, sono Mbaye. Vengo del Senegal, vivo in Italia da 12 anni. Sono uno dei referenti di Casa Sankara, il centro Stefano Fumarola. La Puglia è diventata la mia seconda casa. 7 anni fa sono stato nel ghetto di Torignano. Non ho mai visto un luogo così. La dignità di circa 2000 migranti schiacciati dal caporalato in condizioni disumane fuori da ogni legalità. Denunciato alle istituzioni quello che accadeva e grazie all'operato di Stefano Fumarullo dell'antimafia sociale della regione Puglia si innescò un cambiamento, una nuova ideologia. Abbiamo ricevuto in concessione un'azienda agricola, Casa Sankara, che per noi è diventato un simbolo di ospitalità. Non solo terra da coltivare, ma libertà di vivere. Casa Sankara ci ha restituito la dignità persa e ha creato una rete di solidarietà, occupazione e amore. Accogliamo i migranti con umanità e offriamo loro lavoro, assistenza e cura. Ma è supremo il progetto promosso dalla regione Puglia che ha concretizzato il nostro sogno di legalità e inclusione. Grazie all'intervento di Michele e Aïcha mi ngi noonu kon nag suñu askan yaafu suñu benn yoon suñu ay ndaw itam yaafu suñu benn yoon il faut juste maintenant les mesures pour accompagner cela naka ngeen di dundee foofu ci biir Italie. Italie dundin bu metti la immigration ci boppam moo yombul. yow yaa doon wax ci document bi. si man maa ci lan nga ci doon wax. italien laa ci doon wax dama doon wax ne nekk nañu ci ñëw nañu ci benn dëkk mu jafe lool. ñu nekk ci dëkk bi. visiter ay conditions yoo xam ni africains yi ci ay conditions yoo xam ni c'était pas des conditions humaines. dem nañu daje nañu ak institutions yi wax nañ leen ne association italienne yi fa yóbbu ndox. mbaa ñu fa yóbbu ceeb mbaa ñu fa yóbbu meew ñooñu ñun soxlawuñu loolu. mais boo demee jóge Dakar dem ba Italie nga dëkk ci benn néeg boo xam ni ñeenti bant la ñuy samp. wëree la ko carton jël ay mbuus teg ko ci kaw pour mu imperméable
ba pare sa ay mbokk africain teg fa ay matelas di leen ko louer 150 euros par mois dafa metti loolu nag li ko indi mooy émigration c'est-à-dire centre d'accueil yi nga xam ni ñoom la italiens yi defuñu ko pour dundal immigration dañ ko def pour dundee immigration dundee immigration parce que bu fekkee ni communauté européenne dafa leen di fay 35 euros par tête ñuy par jour boo jëlee 1000 personnes tu as 35 000 euros par jour 35 000 euros nga am ko par jour ci dëkk boo xam ne yow teguloo ko lu dul ci dundee axo ak yeleefu doomu adama ñun loolu la ñu gisoon ñooñu nag bu ñu génnee foofu amuñu benn éducation de base amuñu alphabétisation dégguñu làkk bi ñooñu fan lañ jëm bu ñu génnee lañ leen di ramas bon alors ma daje ak paasan mu ne ma non am na benn coin bu nekk fii Gétto la tudd boo fa demee foofu mën nga liggéey sans fay sans am këyit mais man ma dem fa mais su ma demee c'est-à-dire côté boobu dafa lay rendre invisible parce que doo fa ñemeña photo wu di woon sa ay mbokk da ngay rus soo wax ni fii laa dëkk mu nekk gàcce goo xam ni yow doo bëgg mu génn ci biti parce que yow li ngay gagné muy 25 euros par jour peut-être que ni boo ci liggéeyee 2 jours boo ko yónnee sa mbokk muy dara sa mbokk def ni yaa ngi ci jàmm nekkuloo ci jàmm parce que c'est ça loolu la ñu war a wone pour wane ni boo yooyu di nekk foofu di sonn di jël seen alal di ko yónnee nit waru ko fooy parce que dañuy sonn pour am ko alors ñun bi ñu gisee loolu ànd ak benn association je parle de 2011 ànd ak benn association boo xam ne moo ñu fa yóbbu woon pour ñu nekk fa genre médiateur culturel bon dañu dem préfet bi recevoir ñu man ma wax préfet bi loolu ne ko même dëkku Afrique yi nekk en guerre meluñu ne nii kon ñii soxlawuñu lii ñii li ñu soxla mooy parce que dignité pour nga am ko il faut nga am le minimum il faut nga am un toit am au moins un repas par jour kooku day am courage wax non mais ku amul dara il n'a pas de choix si rek lay wax alors mu doon projet bu ñu départoon depuis loolu parce que moi je suis un agent immobilier xalaatoon loolu ci ay dëkkuwaay ci biir dëkkuwaay yooyu fi ñu jox amoon 33 places mais 33 places yooyu ñun ñuy xeex di xeex ba defaat beneen projet bu ñu communauté européenne def ba ñu mën fa am tey 500 personnes yu fa dëkk ci biir 500 personnes yooyu dafa am 20 hectares yu fa nekkoon jóguñu rek utiliser 20 hectares yi dañu utiliser 4 hectares pour autosuffisance alimentaire parce que déjà bay li ngeen di dundee bay lu ñuy dundee fi ñu nekk parce que muy gox muy dëkk tant que bayul li muy dundee du dem fenn booy bay li ñuy dundee muy bari tant que transformé woo ko day yàqu donc yooyu yëpp ñun moom la ñu fexe ba créer ko biir Casa Sankara autour vraiment d'une équipe boo xam ni ñëpp ay sénégalais lañu muy Papa Latir Faye parce que dañu am foofu association ak coopérative Papa Latir Faye Hervé suma jarbaat la mooy président association bu fa man ma nekk président coopérative bi ñu am fa en passant benn rajo web boo xam ni mooy sensibiliser suñu biir parce que sans l'information duñu am dara fexe ba créer fa benn syndicat muy syndicat autonome des travailleurs africains dans le monde nga xam du syndicat de revendication mais syndicat d'intermédiation la dañuy bëgg xale yi xam seen ak yelleef li nekk ci biir loi yi ñu tekkil leen ko ci seen làkk li ñu am seen ay droit ñu wax leen ko pour ñu xam ñoom li ñu moom ak li ñu war a joxe parce que kuy def sa devoir da nga war a jël sa ay droit donc loolu la ñu fexe ba créer ko xale yi foofu ci biir autosuffisance alimentaire ci biir autodétermination ba nga xam ni Afrique la ñu gàddu yóbbu ko teg ko biir Italie am fa ay atelier tailleur am fa ay atelier menuiserie yooyu yëpp ay xale yoo xam ni foofu lañ leen formé bu jëkk daawuñu def seen liggéey ñoom ñëpp ay baykat la ñu woon léegi am nañu une différence am nañu ay baykat am nañu ay tailleur am nañu ay journalistes yoo xam ni ñu ngi góorgóorlu parce que en passant suñu rajo bi rajo gëm suñu bopp la tudd excellent donc excellent pour wan la ni foo nekk tant que gëmuloo sa bopp doo mun a am identité dëgg la loolu la ñuy jël ñun yóbbu ko biir Italie ba tey ñun
bu fekkoon ni tey France la dañ naan France daf ñu coloniser woon. ñun ñoo leen coloniser woon. waaye dañu ne Italie moo ñu accueillir ñun ñoo leen réaccueillir. exactement loolu moo tax suñu finalité. produit boobu tudd Riacol te mooy réaccueillir. da ngeen am produit bu ngeen créé foofu. waaw dañu am suñu marque bopp. mais ñii ñoo dëgër fit. ñii ñoo am fulla. absolument. maanaam yow li nga dundee sa kër nga bay ko yow madame Touré bay ko sa biir kër mooy li nga xam ni moom la Paul Kagame wax Rwandais yi defal leen seen biir kër ay mini jardin yar leen fa ay ganaar yar leen fa xar et cetera vous l'avez fait ci dëkk boo xam ne dëkku leen fa mais am na préalable au-delà est-ce que am na tubaab yu leen jàppale ci loolu. alors ci lutte bi si. parce que dama amoon sama benn xarit. d'ailleurs boo gisee statut boobu parce que affaire bi dafa am avant ñuy pare moom mu génn àdduna. moo tax moom laa tuddee centre d'accueil boobu tuddee ko Stefano Fumarola. donc mais moom rek moo ñu si doon jàppale. mais ci biir jàppale boobu nag ñun dañu dialoguer avec l'institution. dañ leen xamal ni ñun dañu ñëw pour créer immigration de ressources. non immigration à l'épaule de l'État. soxlawuñu État. ñëw jël ay charge am jox non c'est-à-dire ay jumtukaay lañ ñu jox ci ay projets yoo xam ni ñun dañu au contraire ñun ñoo leen jariñ parce que ñun dañu defar suñu projet boo xam ne ay sénégalais ñoo ko defar muy projet autoconstruction defar projet muy projet autodétermination defar projet muy projet autosuffisance alimentaire ñu boole ñetti projet yooyu yëpp teg ko ci loxo région bi yóbbu ko communauté européenne sur 389 projets yu ay pays européens teg biir communauté européenne benn projet boobu la ci communauté européenne nangu ne bii projet Sankara mooy waaw est-ce que aujourd'hui parce que comme temps bi mu ngi jeex na ñu ngi ci dernière minute bi est-ce que aujourd'hui au vu de ce succès-là est-ce que le même exemple peut prospérer fii ak yéen au Sénégal. mais ñun loolu mooy suñu kii mooy suñu yitte. mënoon nañ ko def sax feneen amoon nañu possibilité bi. l'ambassadeur du Burkina Faso ñëw na parce que affaire bi Kër Sankara lañ ko tuddee. Kër Sankara nag duñ ko tuddee parce que xam nga ni année yooyu ñun suñu biir sago booba yaakaaroon nañ ne Sankara rek moo bëggoon Afrique bu digne et légale. donc ñun ci loolu lañ ko fa sampee. mu ñëw fa gis ñu ne ñu may mën nañu fexe ba lii ñu yóbbu ko Burkina Faso ñu ne ko non ñun Burkina Faso mënuñu ko parce que ñun ay sénégalais lañu bay si sa weewu tànk suñu sañoon suñu dëkk lañ koy jëkk a def. Ghana ñëw na fa. alors li ma Ghanéens yi wax dinaa ko wax même bu fekkee ni metti na parce que bi ñu leen ne suñu dëkk lañ koy bëgg a jëkk a def dafa leen ne kon dañu ne kon du ngeen ko def mukk parce que waaw parce que suñu dëkk ñu libre ñu. loolu grand de. c'est insultant limite. loolu garaaw na de. c'est insultant limite. mu ne libre leen parce que yéen bu ngeen fa bëggee yóbbu dara bu fa ñeneen ñi leen coloniser woon bëggoon yóbbu dara tey day yomb. subhanallah mais yéen bu ngeen fa bëggee yóbbu dara non. c'est l'aperçu justement au niveau international de ce qui est devenu la démocratie du Sénégal. Merci beaucoup. L'État du Sénégal. Oui, mais c'est l'État qui fait la démocratie. Oui. Et qui pour démocratie bu bon waay. En tout cas, c'est insulte à tout un peuple. C'est ça. C'est intéressant. À tout un peuple. Ouais. Professeur. C'est intéressant ce qu'il fait. Très bien. Ce qu'ils font et bravo. Félicitations. Très bien, merci beaucoup en tout cas. Baye Seck, président, merci beaucoup. Ce ne sera que partie remise. man maa leen di remercier vraiment parce que su ma xoolee auteuru émission bi. Oui. ci bi ma ñëwee ba léegi ni ma koy xoolee di ko seetaanee ci concept ak ci réalisation di ko xool aussi ci valeur yi ñi nga xam ne ñoo fi toog Pa Assane Seck. man bi ma koy xam déjà y a 15 ans. 20 ans. te il était en avance sur ses pairs. kon ñu mel noonu su ma toogee tey ci benn émission boo xam ne ñu ngi koy élaborer man maa leen war a remercier vraiment di leen remercier au nom de tous les Sénégalais di leen remercier au nom de la diaspora di leen remercier au nom de Casa Sankara. jërëjëf. Très bien, merci beaucoup Baye Seck ma yeewi la wala ma téye la. man kay. Baye ma téye la dama lay téye sax nag. mënoo maa téye. dama lay téye ba lu tax du mën a téye. dama am xéwal pour aw. xéwal bi lan la. bëgg nga xam. bëgg naa xam. moom la maa jëli. déedéet bu ko jëliwoo dara dama ne dara nga jëliwoo. Aïcha mi ngi noonu ñu dugg ci Bintaba pour parler de l'économie du Sénégal, ça t'intéresserait de